de l'information en temps réel. www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. asalaamaaleykum mbokki internet di émission bu mag yi tàmbaleeti na di max lamb maanaam maximum de lamb ñu leen koy digtal fii ci Sénégal 7 tey nag ñu ngi dalal ndaanaan bu mag a mag muy Manga 2 di ancien roi des arènes nee na takk na ngemb def li ko war a def yëpp te it nag bëri na loo xamante ne nii ndaanaan yi boo waxee ñu ne benn roi des arènes la ki ngànk làmb reconnaître muy Manga 2 tey moom la ñu dalal tey bi mu bàyyee làmb taxul mu teg ngembali toog fële dafa jàppale ay rakam nit ñu dañoo defe ne école de lutte bi rek ci la nekkoon ak di tëgg làmb déedéet dafa jàppale rakam yoo xamante ne nii xëy na chance bi mu amoon moom ci làmb ñoom amuñu ko mais mu de leen taxaw ku ci mel ni ñoom Bounama Rasta Ibou Diop Abdou Ndiaye Mbengaan Daouda Top ku ci mel ni ñoom Simel Faye Doudou Baka 2 Ibou Ndafa Langsaane dafa ne ci seen ginnaaw ñoom Ismaïla jàppale bu rafet bokk ci ne li nga war a def nga def ko bi école de lutte xewee mu créé école de lutte ba pare doon membre ci CNG sortant ak CNG bu bees bi yemu ca doon promoteur di tëgg ay bëre dóor di tëgg lutte sans frappe kon kooku buñ ko dalalee su ma jumul war nañ koo dalal ci làmb waxoon naa leen ko nee naa man samay invité dama leen di tànn bugguma dalal kenn ñu ne kii lu mu fiy def champion maa ngi lay nuyu. Max maa ngi lay fay di la remercier ci sa invitation bi. di nuyu waa kër gi yëpp Sénégal 7 maa ngi leen di remercier bu baax. bala maa sori rek dañuy dal ci tiis wi nga xamante ni mooy dal ci waa làmb ñooñu doonoon say frère ngeen bokk mbir mi muy ka may jëkke rek ci Mbaye Guèye mujj ci Double Less ngeen am lu bari lu ngeen seqoon ci làmb rawatina kuréel gi nga jiite woon ancien gloire ñoom ñu doon ci ay membre ma bëgg rek nga rendre leen hommage donte rendre nga leen hommage jaale nga leen ak structure bi nga jiite mais ginnaaw ba fii dañ la fiy doog a dalal damay bëgg ñi nga xam ne ñi ngi lay teewlu yan kàddu ngay wax ci ñooñu. merci Max comme ni nga ko waxee rek lu mel comme Mbaye Guèye Double Less yaakaar naa ne dañu rafetal làmb bi dem. kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla xari leen àjjana. amiin 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 amiin. ndax ku mel comme Double Less champion d'Afrique ñaata yoon. Mbaye Guèye ñu bari suñu bëggee làmb yàlla ak moom sa goom ndax suñu waxoon ne Mbaye Guèye mooy bëri ji rek. yaakaar naa événement la. kon nag làmb moo perte. Sénégal moo perte sport mooy perte. ñu ngi leen di ñaanal yàlla xari leen àjjana. it comme ni nga ko waxee rek. mënuma jàll te remercier wu ma le président de la République. son excellence Macky Sall. di remercier son ministre des sports Makhtar Ba. parce que lu xew rek def ci taxaw. defe ko nu mu rafetee. ci feebar ba. feebar su yàggee nag da ngay foog ne nit yi defuñu dara. mais nit yi dañ ñooñu yëpp. ba ci ndem si yàlla Boy Bambara. ñoom ñëpp dañ leen di teppoon. di def ci ñoom. def ci ancienne gloire yi. kon ñu ngi leen di remercier. di leen sant bu baax a baax. barke démb rek. le ministre des sports la yónnee ci Mohamed Ali. suñu xarit. am lu mu def ak moom. ministre bi lu muy def ak nit yi surtout les anciennes gloires kenn mënu ko lim. te kenn mënu ko wax. dañ ko ñaanal yàlla rek. yàlla jàppale ko yàlla aar ko. ci ndomu tànk bu mu yor. wax loolu am na solo c'est juste wax nga dëgg xam nga feebar moom benn soxla bu la dabee li boo déggee wala fi naan nit am na loo xam ne bu la dalee benn soxla rek ngay am muy wér maanaam muy feebar bu yàggee ak lu ci manti def su méttee léeg-léeg nga ñaxtuwaat mais teewul ni nga waxee mooy mbooleem ku mu xam nga bokk ci làmb bu ko yëgee dugal na ci loxoom taxawu la ba ci Mohamed Ali te noonu la ko defee ci yeneen champion yi kon loolu dañ koy rafetlu mais loolu nag li ma ci gën a rafetlu mooy ku ci mel ni Kor Ndiak nga xam ne moom la ñuy wax Ablaye Diouf mooy Tyson 2 bi jëkkoon a daan Bombardier dafa yëg rek ne Ali am na analyse bu mu war a def soxla na nangam mu yëkkati enveloppe bu toll noonu yónnee ko te ku ne xam ne ne moom bul faale la doone li mu doon ba tukki dem États-Unis loolu nag dañ koy rafetlu nañ koy sant di ko gërëm waaw parce que mënoon na ne kat jàngalu ma bëre nekkuma ci keppaaram mais mu dégg ko ne man teraanga bu ma am làmba ma ko may
moo tax ma ne leen occasion bu mu noonu su ma ko amee maag sama invité ne xam naa ne Manga lu rafet lu ne bu ko déggee dina ci sànni grain de selam loolu daal geste la bu ñuy rafetlu Manga. non ñun ñëpp a ko rafetlu. di ko ñaanal aussi yàlla jàppale ko. ndax xale yi suñu xale yi. dëgg la làmb ñun ñëpp ñoo ko bokk. ku def ci koo xam ne comme par exemple dafa néew doole ou bien dafa nekk ku feebar. loo ci def rek ñun ñëpp nga ko defal. dëgg la kon ku def ci àll yi. dafa nuroo ko Manga 2 nga koy defal. dëgg la ancienne gloire yi aussi maa leen di gërëm. parce que seen taxawaay bi dafa rafet. avant Double Less génn ci àdduna. jeudi bi passé rek la ñu defoon délégation dem seeti ko. ndeysaan délégation bi ñoom Fagade yëpp bokk nañ ci. ndeysaan ñoom si Tafa Coor yëpp bokk nañ ci. ñoom Bartine bokk nañ ci. ñoom Juga Dia. et tant d'autres. ñoo xam ne délégation boobu moo demoon yeneen délégation aussi. ñoo demaat encore jógaat dem seeti leneen. jour boobu jaar nañu ci Mohamed Ali encore. ndeysaan def lu ñu war a def ak moom. kon nag ñu ngi gërëm mënuñu fay nit yi. ndax nit yi suñu déggee ne kii mbër la woon. am lu mu defal askan bi rek. yërëm nañ ko te ñu ngi koy jàppale. ndeysaan du yemuñu ci ñun rek. ba acteur de la lutte. dëgg la ma ñëw ci mbéyam lum Mbayang boo xam ne aussi. dafa feebar. ñu bari dem nañ ko seeti. ndeysaan am na ñu bari ñu def ci moom. ndeysaan même le ministre des sports. am na engagement yu mu jël. vis-à-vis de. Mbayang Loum ñu ngi koy gërëm à l'avance di ko sant. di remercier aussi le président du CNG Bira Sène. yaatuwaay bu muy yaatu. omb ñëpp. jàppale ñëpp. loo soxla. mu ne la exil. loo bëgg a waxtaan mu ne la exil. kon yaakaar naa ne loolu mooy làmb. maa ngi gërëm waa CNG yëpp. son équipe. jërëjëf loolu am na solo ndax initiative bu mel noonu dafa am solo ku ci mel ni Jax sax nee na am na journée boo xamante ne nii ginnaaw ba yow yaa ne ca bopp ba yaa jiite bërëb bi àndul ak dóor am na benn journée boo xam ne dafa bëgg recette bu mu ca am mu yóbbul ko Mbayang Loum loolu geste bu rafet la di gërëm ak Keba Kanté nga xam ne moom it bi mu yëgee feebaru aali bi dugal na ci loxoom te li nga naan rek génn golo gudd na mais loo ci laal borom yëg ko. njabootu làmb moom koo tere rek mel nga ni teral nga ñëpp. loolu mënutoon a ñàkk ndax nag dee dafa dëkk ak ñun. kon loolu mënu fee jaar te duñ ci wax mais damay ñëw nag ci li nga xamante ni te Ali ku baax la. waaw ku ko defar dara rek woo na ma wax ma ko. bilaay wax ñoom Cheikh Kanté yi yëpp. wax nañ ma ko. ndeysaan comme képp ku fa jaar rek. ñu ngi koy gërëm. di ko sant. waaw xam nga nag moom dafa amoon ak yow relation particulière ndax moom day nitu kese. ndax li ci ëpp maa ngi fàttaliku bi nga àndeek ñun ñu ànd ak yow dem seeti ko daf ne damaa jàng xam nu bi ba noppi yor kaamil rek ngeen dog ngeen yegg si. te it nag moom du fakk jëf ku ko defal lu baax mu wax ko. loolu dëgg la kon yàlla na yàlla fëgg boppam. amiin amiin ndax waa làmb soxla na ko. njabootam soxla na ko. bi may ñëw rek mooy Manga 2 ancien roi des arènes suñ ne kan mooy Manga ci wàllu làmb lan ngay wax ñi lay seetaan man waxuma man xam na lu ma xam ci yow mais ñi lay seetaan. bu ñu kan mooy Manga 2 yeneen yi yow yaa koy wax. parce que parcours bi ba nga dégg daal xam nga yombul. booy ñaan dem si yàlla si daana ne mbër mën naa feeñ ci benn at fay ci benn at ne man 1980 ba léegi maa ngi téye sama pouvoir loolu laa bëgg ndax jaar da nga gis benn. may fàttaliwu suma combat ak Boy Niang. soo ko waxee rek mu fàttali ma combat boobu maa ngi koy ñaanal yàlla xare ko arjana. amiin. Manga 2. man dama nekk xale boo xam ne dama fooyee bëre. à bas âge. ba ma jàng école. dañu doon def. ay bëre suñu génnee récréation. di def jël bant bale. di def ay drapeaux couleur du Sénégal. ñu di ko compétir. di bëre. rawatina nag mercredi suñu demul jàng yi ñu dem plage di bëre foofu. kon dama yàgg ci bëre. def mbapat nag. def tous les villages environnants de Fadiouth. Joal Fadiouth. xam nga nawet bi su jeexee. benn ci góob. seen xam nga photo bi xam nga Manga. waaw góob dugub bi. village bu nekk day organiser tournoi. ñu dem ci tournoi yooyu di bëri. jógee fa. yaakaar naa village environnant yooyu yëpp def naa fa dara. dëgg la ñëw Dakar. ñëw Dakar aussi. arène bi ñu doon wax arène Massawali John Tinimsat. ma jël drapeau bi. ñëw Adrien Senghor. la même chose. ñëw xaar yàlla ci filaaw yi. arène bu fa nekkoon aussi la même chose. kon bëri naa Dakar Mbaba. dëgg la. door a ñëw ma un jour. damay dem bëri ci arène Adrien Senghor. ci làmb bu nekkoon filaaw. ñu wax ma ne da ngay bëri combat. soo mag ne ma. sa nijaay Cheikh Diop dina la engagé pour dimanche bi ñëw nga dem bëri ci combat ma ne ko amul problème. kon yaakaar naa noonu laa duggee. ci làmb ji.
son premier combat ku ñu wax Boy Palmer bu la njëkk a nekk. mu nekkoon combat bu métti ci man. mais yàlla defal moom sutura mu daal. waaw loolu am na solo kon moo lay wax ne parcours la boo xamante ne nii liñ naan loo doonul ndongoom doo doon sëriñam maanaam tarbiyu nga làmb ba àgg ci niveau bi nga yegg si mais ban moment nga xalaat ne war naa mën a doon champion téye làmb ji sama loxo doon numéro 1 ci yan combat nga ñoo la ci gën a fàttali ak nga yeewu rek ne man damaa doon champion. non xam nga parcours bu ma def. dama ñëw rek yàlla di ma jox ay ndam. may daan. ma yegg suma bopp mais fii war naa ubbi làmb ji. pour ubbi làmb ji naka laay def. dama doon gis tension yi doon am. ci écurie Séeréer ay écurie waa Fass. ma visé leen yàlla defal ma di daan. daan ci ñu bëri. ba ñu tànk Mbaye Gueye. ndem si yàlla bi mu ne ma da ngay jaar ci ñu suma tànk wetey. ñu boole ma ak Mor Nguer. ñu boole ma ñu bëri stade Iba Mar Diop. yàlla lu muy def Mor Nguer daan. daan ma boo xam ne. ñëpp dañu waxoon ne soxor moo tax mu daan la parce que dama ko daan presque ba mu kawotee. ma dem di ko langaamu rek mu pàdde ma dem. donc bi ma jógee ci combat boobu. ma ne ko man dinaa upp làmb ji su neexee yàlla. 2 jours génnuma ci làmb ji defet boobu. doguma la kon li ñu naan defet day defar mbër kon dëgg la. su fekkee ne am nga jom waaw su fekkee ne am nga jom. soo amee defet mun nga jàng sa defet bi. soo ko jàngee ba pare. dem préparer waaj. gëm yàlla nag ci. waaw ndax dama amoon loo xam ne ñu bari amuñ ko ci séeréer yi. lu tax ma wax loolu. suma supporter yu mag a mag ay olof la ñu woon. waaw loolu xam naa ci dara. ñu entouré ma. ma jaral leen nag lu nekk. rawatina nag suma mbokk séeréer yi. mbokk séeréer yi. ndem si yàlla Philippe Diogay su waxoon. o maaka layanga o maako amaxtu an. kon nag loolu kenn du ko waxati. soo mbokk séeréer jàpp ma. su ma doon bëree day doon nuyoo séeréer yëpp ay bëre. ci jamono boobu. fu ma mun a egg fu ma munul egg ñoom ñëpp a ci doon jàpp. ma ci sant yàlla. di leen gërëm bu baax a baax aussi. ma gis mbëri léegi pour nga téye ay at sampe rek te doo am defet yomb leen da ngay daan ñaar suba nga daanu. yow ba ci sa roi des arènes nga tegal ay 8 ans kenn mënul ci yow dara loolu mbër lan lay liggéey ba mën a am loolu. par rapport ak xale yi. day jafe léegi parce que. lu tax mu waral loolu. séeréer yi yëpp ñoo àndoon ñun ñëpp ñoo àndoon dama ñëw rek dugg ci écurie séeréer. ñoom Robert ñoo fi nekkoon. ñoom Doubaka Sarr. ñoom Moussa Diamé. ñoom Fara Aw. ñoom Roland Daba. ma ñëw rek topp ci seen tànk dugg ci écurie bi. écurie séeréer. ma ci duggee aussi. bu ma waree fële na. temps boobu ñoom Ambroise ñu ngi fii. ñoom docteur Faye ñu ngi fii. ñoom Mame Diamane ñu ngi fii. donc xale yëpp ñu ngi fii. ñëpp ñu ànd nekk foofu. mais tey soo gisee jàngat bu ma am. mais képp ku nekk champion rek. ci écurie ou bien ci école séeréer yi la. waaw ñoo ci ëpp. kon ñii dañu aw fii. ñii aw fii ñii aw fii. donc pour sensibiliser leen. pour mobiliser leen. léegi dina jafe lool. su ma la déggee dafa mel ni kon division bi moo waral ñu am mbër mu sampe yàgg lool defee at du yomb mais su ma soñoon nag jàngat bi ak leçon bi du yem ci séeréer dama ne rek mbër en général comme yéen li ngeen doon def toog lu yàgg sampe kenn mënu laa daan yow tudd nga séeréer xam naa jàngoro boobu ndax toll na temps mbëri wolof yi kenn ñemewul seen boppat yi xanaa comme yow boppat yi nga doon dëkk caaro ñu daan fa bëre mais tournoi yi ngeen doon teg mbëri wolof yi yabuñu ko woon. mais gis nga mbëru olof yi léegi. ñu leen doxal ci ay sëriñ. ay séeréer lañu. kon maanaam dañoo dugg ci seen cumikaay. waaw bu yàgg. bëtt nañ ko. donc loolu mun na indi aussi wàññiku ci champion séeréer. parce que déjà kenn day dem ci écurie. yow école bi nga yor. écurie bi ngeen yor. séeréer yi ñoo fa nekk ay champion. waaw ñoo ci ëpp. ñoo fa nekk ay champion du wax ñoo fa. ñoo fa ëpp rek non naa lim ma kenn. lim ma kenn. non xam naa ne. Dora Sita rek Super Étoile séeréer la. commencé ci Sita rek. Sita séeréer la même Mama Lamine bii non bëri nañ fa moom. waaw moom bëri na séeréer ñoo fa yor ba ci Tanor mais bëri na ca. kon ñoo fa yor. mais am na ñoo xam ne du ñu ay waaw ba ci Nekkorel séeréer la. waaw waaw ba ci Nekkorel séeréer mais xam nga Koyel si lébu la. waaw
ñoom fils de Max. mais Tigre Junior Quest Pakala non dañ ne bëri nañ fa rek. kan moo formé Quest kan moo indi Quest kan moo jow waa Zo la déggee daal te yaa ko formé ci arène bi. ah waaw kon xam nga yow soo waxtaanee yow day neex ndax dañoo xamante. mais loolu am na solo. waaw c'est juste rek ngeen xam ne ki ma dalal làmb ko ñor. maa nga làmb moo ko ñor. moo tax nag fi may tëjee ak yow rek mooy ban combat moo la gën a marqué ci sa combat yi ñu doog a dellu si nag ñëw ci yeneen waxtaan wi. waaw combat bi ma gën a marqué ci suma combat yi. du benn combat sax. suma revanche am Mor Nguer. parce que événement la woon. ci diggante Fass ak séeréer yi. donc yàlla def. ma daan Mor Nguer. mu ñëwee ma door ko mu daanu. donc làmb bu ma neexoon la. parce que làmb bu nekkoon suma xol la. ndax fu ma bëggoon a egg. dama wax ne su ma ko daanul rek du ma fa egg. waaw séeréer yi nag boole aussi ànd ak man ci loolu. bi may jeexale rek mooy lan moo waral Manga léeg-léeg mu bëre ba mu yàgg am na sa biir carrière yoo xam ne bàyyi nga dellu si waat booba da nga gis ñuy daan poulain yi sa poulain yi mu miti la wala mystique la wala ñoo ne la da ngaa war a bàyyi pour temps parce que dañ ñëpp dañ ne da nga mystique nag. non dañuy wax rek. waaw am na ñoo xam ne bi nga bëru sax da nga mystique. non ñu ma gën a mystique gis nga leen. non loolu nekkuloon dara. dama toogoon. ba am yaakaar ci suma xale yu topp ci man. ma wax ne léegi du ma xaar ba suma at jot. damay bàyyi làmb ji. bàyyi suma xale yi ñu dem. ma def noonu. 2 ans ma gis loo xam ne neexuma. attention. écurie séeréer moo ma woowaat en réunion. président bi convoqué réunion woo ma ne Manga il faut nga dellu soit ci làmb ji. ma ne ko non làmb ji mënu ma fa dellu soit parce que waxtaan naa ak suma mbokk yi ba pare. kon xanaa yéenay doxaat sol seen daal dem ci suma mbokk yi waxtaan ak ñoom. mu ne ma loolu mun nañ ko. ndax nakar la ñu amoon ci làmb ji. bi ma bàyyi. ñu ma yaakaaroon ñëpp. ñoom dem siyaare Lang Sané. ñoom Mam Jamaan ñoom Aliou Diouf. presque ñoom ñëpp Tafa Gueye daal leen. donc mu ne il faut ñu bëri ak Tafa Gueye te yow rek yaa mun a bëri ak moom. ma jëngu ñu waxtaan ak suma mbokk yi d'accord. nit ci d'accord séeréer yi d'accord ma dellu soit bi ma dellu soité aussi yàlla defal ma nam suma premier combat ma daan Mor Nguer di dem di daan ba ñu dox suma combat ak Tafa ba Tafa d'accord combat boobu yàlla def même si yàlla bi bañ ne combat boobu du am Mbaye Gueye waaw du am moo xam lu tax mu bañ ko ou bien yàlla moo ko dogal loon mais mënoon na am donc ñu def noonu ma bëri ak Tyson ñu bëri yàlla def mu daan ma amaat beneen combat jëlaat tubaabu joor daan tubaabu joor ma woo écurie séeréer ma ne ko comme objectif bi mu taxoon ma ñëwaat ci làmb ji sottiwul ceex na sottiwul kon damay bàyyi làmb ji comme yàlla def na daan naa tubaabu joor donc ma daan tubaabu joor fa laa bàyyi làmb donc comme ni ñu koy waxee rek je suis sorti avec la tête haute ci làmb ñu génne victoire ñu jafe la ci làmb lu jafe la waaw lu jafe la waaw ndax làmb ñetti génération la waaw da ngay bëreeg say mag say morom ak say rak ñëpp bëri naa ñetti génération bi waaw ñoom Dame Souguer ñoom Mayoro Fall ñoom Ousmane Ngom ñoom Touba Lees ñoom yëpp bëri naa ak moom ñoom Mor Fadam suñu génération ñoom Toubabou Dior ñoom Birahim Ndiaye donc presque ñetti génération bëri naa ak ñoom beneen ci ñeenti génération waaw loolu nag yombul moo lay wan ne kiñ dalal fii du ko tuuti ci làmb c'est un grand monsieur di ko baax man suma mag la suma xarit la mais maa ngi li may ñëw rek ma gis CNG sortant yaa ngi woon ci biir seen jaar-jaar boo amoon loo ma ciy wax tuuti rek non suñu jaar-jaar le CNG sortant def na liggéey Alioune Sarr def na liggéey ku ñu war a féliciter la ku ñu war a décorer la donc yàlla su defee xam nga nit su yàggee ci nguur dañu bugg a changement dañu bugg a innover yàlla def le ministre des sports indiwaat beneen équipe jëlal ko boppam jox ko Birane Sène mu nekk le président du CNG muy xaaritu ñëpp
mu ñëw jël ma aussi tànn ma jox ma vice-président chargé de la lutte traditionnelle bu amul dóor ma di ko sant di ko ci gërëm di ci sant yàlla aussi ñoom ñu ngi liggéey mais lu ñu liggéeyagum motagul at te yaakaar naa ne lu ñuy liggéey parce que déjà su ma juumul le 21 mars la ñu commencé làmb ji mu jeex ñu tëj ko le 31 août ñu démarré waat encore ñu tëjaat làmb ji ñu ko tëjaat muy autorités yi ndax feebar Covid bi donc yaakaar naa presque moitié saison rek la ñu def ci moitié saison bi aussi yaakaar naa à l'unanimité nit ci kontaan nañu xam nga soo def yëf presque 90% kontaan da ngay am yaakaar ne li ngay def baax na donc ñu ñaax rek parce que mission la ñuy jox te mission boobu ñu war ko rafetal xam ne ñun dañu war a defaral làmb parce que demuñ ko jéegaane fen ñun ñoo ko moomal suñu bopp làmb ji ñun ñoo ko moomal suñu bopp kenn duñu ko defaral ñun ñoo koy defaral suñu bopp dëgg la donc équipe sortant bi maa ngi leen di remercier di leen gërëm di leen sant bu baax a baax ci taxawaay ni ñu rafetalee liggéey làmb ba làmb egsi fii ba ñu mun a seet keneen jël ko mu continuer loo gis rek continuité la waaw waa ñoom kenn du ne liggéeyul waaye mais xam naa ne yow ni ngay franc ci àndandoo waaye daa nga leen mere sax mais doo leen mën a sànni xeer bu ñu waxee rek nga ne maa ngi rangé wu seen ginnaaw ndax bëri na doxalin yoo xamante bëri nañu ci àndutoon mais kenn du ci dégg mànga est-ce que du loolu tax CNG bees bi copte la non CNG bu bees bi le ministre bi moom a copte ministre bi moo copte ñëpp mais loo gis rek ci ànd soo ci xesee nekk rek xam nga majorité bi mooy emporté daa am ñoo xam ne bu ñu àndee bu xawee kii rek ñu daw rocceeku mais bu fekkee yow bu neexee parce que àdduna lépp du suukar day am ak kaani waaw mais bu fekkee kaani bu mu ñëwee dama koy kaanu ak ñoom rek Alioune Seye dañu Alioune Sarr dañu dépassé président CNG Alioune Sarr suma mag la suma xarit la suma doomu ndey la yaakaar naa ne famille yëpp benn lañu Alioune Sarr xam nga fan laa xamante ak moom jàpp ko benn supporter moom ma wax ne gis nga docteur bi nekk fii yow rek lay supporter muy recommander amul lu mu dul daj ci yow ma dem seeti ko pourtant docteur Alioune Sarr moo nekkoon docteur Mbaye Guèye ma dem seeti ko waaw fekkee naa benn journée de concertation Mbaye Guèye attaqué ko mu ne ko léegi bëreetoo te bi ngay bëree sa yaram man rek nga ci wóolu kon boo demee ba heure bi ngay xam macha allah moom. xam nga baat boobu baat bu rëy la. waaw xam nga moom. baat bu rëy la macha allah am na ko yàlla may ndax. waaw donc loolu dafa lay wane passage moom kilifa la. moom waaw pour wóor na ne ñun ñëpp benn lañu. réew mi moo ñu ñor. dëgg la. soo defar ba mu yàgg. su xawee son sa morom ñëw jël defaraat rek. loolu moo fi nekk. ngeen ñëw saison bi macha allah nit ñi rafetlu ko. rawatina bërki démb réunion bi ngeen mujj def joxe date yi te date yi amoon coow ñu ne la CNG dafa am na ñuy def ci date yi daam ñoo am na ñu ne sax dañuy jaay date yi xanaa loolu ngeen dégg ba bi yoon ngeen woo ñëpp ñu jox date yi boo ko defee kenn du am lu mu wax. Max da ngeen mun noo wax bu ñaaw rek. ah non dañ koy wax dañ koy wax rek. mais lamb yëpp lu ñuy leeral yàqul lamb président. waaw mais ñu ngi leeral ñu ngi jéem. bu mujj bi daal xam naa ne nit ñi apprécié nañ ko. loo gis rek jéem la. waaw ñu ngi jéem. ñu ngi ñaan yàlla aussi yàlla may ñu doole may lu xel yoo xam ne comme par exemple dina xel yi yëpp nekk benn ñu ànd liggéey. ñu dénk la liggéeyal Sénégal. ñu dénk la bëre bi àndul ak dóor. waaw ngeen def saison bu mucc ayib te matul saison Fatick dem ay 100 et quelques journées xanaa ñoom dañuy tëgg di lundi au dimanche ba mën a am journée yu toll noonu. non làmb ji rek moo neex ci àll bi. xam nga Fatick les villages environnants. ñoom ñëpp dañu tëgg ay làmb. du biir Fatick rek mooy tëgg làmb. Fimela ci Palmarin la bokk. am na ay dëkk yu bëri yoo xam ne ci Fatick lañ bokk ñoom ñëpp dañu tëgg ay làmb. donc je pense que ñu jërë jàppale lañu. dem naa leen rendre visite. la région de Fatick le président du CRG maa ngi koy gërëm. di ko sant. ndax ni ñu ma teeroo. dafa rafet lool. te waxtaan bi ñu waxtaan foofu am na solo. ndax waxtaan boo xam ne day demal làmb ci kanam. te man maa nga loolu laa soxla. ay xel yoo xam ne. soo ko indee rek. day yokk làmb ji. donc ñun dañu taalal ñëpp loxo. pour gis loo xam ne lii mun na yàq làmb ji. nga wax ñu ko
lii mun na defal làmb ji nga wax ni ko ñun ñëpp ñu ànd ci bi may wax mooy bi ma woowee Jax xamal ko ne ko yow laay invité tey dafa am lu ma yónni ndax yow yaa ne ca bopp ba parce que dañ ne journée yi desoon mu officiel au niveau du CNG journée yooyu mu promoteur ménager lutteur kenn du ci jënd licence mais ñu ne lutte simple bi ñoom it buñ sañoon nga ñaanal leen au niveau du CNG ñu baleen ba le 2 janvier pour seen gala yi ñu tëgg ay le 3 au moins ku yoroon licence bu desoon mu valable ñu bëre ba le 2 janvier bu ko defee bëre dóor ak bëre simple bi yëpp commencé jënd licence. Max waaw il faut pas que nit ci def ay amalgame lutte traditionnelle kenn teewul licence lutte traditionnelle ne am naa combat tel jour seen licence mu ngi nii pour gala de lutte traditionnelle promoteurs yi ak lutte avec frappe ñoo xam ne dañu téye seen licence mbër ñu téye seen licence loolu la ñuy wax mais soo yore sa licence da nga war a dem renouveler sa licence pour nga dem mun a bëri ji promoteur bi aussi la même chose nga renouveler sa licence dem organiser sa lamb amul benn lutteur lutte traditionnelle boo xam ne jël nañu sa licence ne da nga am gala boo xam ne le 20 lay tëgg doo mun a dem bëri ji feneen ñu téye ko ba boobaa dañ lay wax ne demal bëri ji ba combat bi jeex mais du combat li gala la tournoi la donc xale yi yor seen licence boobu ci seen poste nañu dem renouveler sa licence lamba ji ubbi ñu dem bëri ji ah yow jot nga sa réponse ñoom dañu ne nag ñoom ni ñu xalaatee mooy ginnaaw ba le 2 maanaam problème bi mooy ñooñu ñëpp le 2 waaw dañu confisquer seen licence ci CNG waaw ñoom CNG ma nga ak seen licence waaw mu ngi ak seen licence waaw téye leen donc mu ñu dem bëri ji feneen depuis loolu la ñu téye seen licence seen combat taxaw mu ñu dem bëri ji feneen donc licence boobu ñu téye mooy continuer Max bu ñu indi ak amalgame waaw ñoom dégg naa fa nga waxee waaw ñoom dañoo téye woon seen licence waaw combat jël engagement combat bi officiel téye leen ba mënuñoo bëre ji waat feneen waaw kon ñooñu jaadu na ñu may leen ba seen combat yi jàll ñu doog a renouveler licence waaw ñoom nag dañ ne ñoom niñ ko gisee mooy dañu ne ginnaaw boobu heure boobu te booba du mbër yëpp nag mbër yi dese woon combat rek ñoom la loolu di engagé kon waaw ñooñu rek la engagé du ñëpp kon réponse boobu leer na waaw soo ci bokkuloo da ngay renouveler sa licence soo bëggee am combat waaw loolu leer na bu ko defee Jax kon mën naa ne sa question tontu nañ ko beneen bi may wax rek mooy Jax xam na ne toujours su amee manifestation ñu ngi ci gannaawam waaw loolu waaw première manifestation buy organisé man dama wàcce ci terrain bi waaw wax na ko d'ailleurs sax bi ñuy joxe date yi waaw président da ko rassuré ne ko yow date yi nga soxla kuréel gi fi toog jëmuñu fa mu tànn jël le 3 octobre sans problème mu jël ko amul benn problème beneen bi mooy li may wax mooy partage bi xaalis bi ni ñu koy séddalee gis nañ ne ren nit ñi rafetlu nañ ko par rapport ak ñu tànn 64 lutteurs léger 64 lourds partage bi yem rek ci ñeenti mbër initiative bu loo ciy wax. nit ñi non dama ko rafetlu rek parce que nit suñ la ko suñ la ko denkee da ngay waxtaan ak askan boo xam ne ñooy yëngu ci làmb ji donc xel yooyu yëpp seen xel la du xelu Manga 2 seen xel la ma jël ko indi ko wax ne lii moo gën a rafet lan moo mbër da ngay xalaat ne su doon ñëw du am lu muy reeree day ñaan ay sandwich ou bien day ñaan pour jëni sombi ñu xeex waxtaan avec le président du CNG ba yooyu yëpp dañ soo dugatee ci làmb doo fay 1000 francs ñu wax ne xale yu ñëw aussi jóge ci àll ba ou bien jóge feneen sori 1000 francs yooyu xëy na yow boo ko waxee mën naa bañ a neex le CNG sortant mais yow même yow bi ñu ko daan joxe yow daawoo ko jël li nga jaar ci làmb la te ñoom jaaruñu ci xëy na looloo tax da nga xam ne tout début est difficile. non waaw noonu la demee rek. du ma d'accord loolu bàyyi CNG bu sortant dafa am liggéey bu rafet bu muy def. non rafet na bi di ko non rafet na yow yaa def lu rafet non yow yaa doon def lu rafet. may laaj rek non defal nànk rek. su ma defee lu rafet rek. président non waxuma foofu ñoo ñëpp suñuy nit la ñu. waaw mais yow da ngaa newoon ci biir mais yow ci biir nga ne mais daawoon nangu mbër. di joxe 1000 francs du ko bëre donc Max loolu c'est à saluer waaw Max waaw d'accord su ñu ñëwee ci loolu ñu xalaat ne 64 000 34 000 non 64 000 du dara waaw ñu xalaat ne comme par exemple
ñu yem ci demi-finale. vaudrait mieux ñu indi ko ba quart de finale. ñu am quart de finale su ñu amee 1000 francs sax. baax na ci ñoom parce que dinañu am lu ñu ñibbee. ou bien dinañu am lu ñu kiyee. ñu waxtaanee ko jubóo ci ñu indi ko ci loolu. loolu la loo gis rek. ay jàngat la. loo gis rek ay xalaatu nit ci soo toogee ak ñoom woot. rawatina nag suma superviseur yu nekk suma gannaaw. waaw liggéey bu xarañ la ñuy def. ci lu traditionnel. waaw beneen bi ñëw naa gala Joal gala Nianing mooy bi ni organisé woon. waaw Joal ak waa Leewtoo Thialis. ma gis ay mbër ci da ngay def 3 appuis yow loolu ngay xalaat arbitre ne la daanu nga ma gis ay tiraillement di am ci diggante mbër mi ak arbitre yi dama dégg mbër mu ñëw ci sama plateau toog ni kii ñetti demi-finale yi daf may àtte ndax ki may daje ak ñoom ñoo bokk village ba di critiquer yenn arbitres yi est-ce que jotul pour arbitre yi gën a waxtaan ak arbitre yi bu dee loolu am na parce que léeg-léeg dañ naan mbër day daanu di bañ ne daanuwul mais gis naa daal ku daanu léeg-léeg nga xarab arbitre ne arbitre bi ñetti galaa ngi nii la may def ndax mbër mee mooy moo la bokk ak village yooyu nan ngeen koy dundee. non xam nga wax yooyu mënuma ci tenir considération lu dul ma gis ko ndax léegi mag yi pour wax la dara. waaw yemuma ci wax naa ko président Bira Sène wax naa ko commission arbitrale parce que man yemuma ci ne ménager rek wala reporter la dama gis ne ma day yàq ni ma ko waxee yow tey am na tuuti nag lu bokkut ak ñële mais ku ci ne dama laa saisir wax ak yow nga dama dinañ waxtaan parce que loolu day yàq parce que man yemuma ci ménager la wala reporter la déedéet. man damay dund làmb. non Max loolu su amee. dafa rafetul sax. yow arbitre nga. da nga opté pour nekk arbitre. donc da nga war a neutre. donc arbitre bi aussi. du question que kii ñoo bokk dëkk. moo tax mu di ko favoriser loolu mënul nekk. parce que am na ay juge juge yi mun nañu wax ne lii du yoon te duñu ànd ak moom. li ma ci gën a dolli sax ma ci gala Joal bi dem nañ ba ki jël gala bi toog ci plateau bi yeneen i supporters ñëw di ko yuuxoo naan lii ngay def da ngay far muy indi yooyu dañ gis ne day yàq comme ni nga ko waxee nag àtte bu maandu la bu fekkee noonu la demee arbitre warul comporté woon bu dee noonu la demee. loolu nag am na solo te gis naa mu yàq gala yu xaw a bëri. beneen bi mooy lu ma la wax rek. ku gis loo xam ne day yàq. day xëñamal affaire yi. indi ko rek. ñu topp ko. waxtaane ko. xool ni ñu ko rafetalee. ndax kuy def loolu. su fekkee ne am nañu ay sources yu sûr. lu wóor. bi xam ne mun nañ ko jàpp ci loxo. kooku dinañ ko suspendre. loolu wóor na ma parce que le président du ci café loolu. Sitor bu ma xam. du café caaxaan yooyu. beneen bi mooy ma gis affaire combine yi jafe dindi loolu ci région yi gis naa côté Dakar sax wàññi na mais xale yi léegi dañuy changer stratégie waaw. dañuy mayaate. waaw Max. waaw ma gis loolu commune yi. waaw dafa difficile. donc ñu ngi ci liggéey bu baax a baax. mais tey lay laaj. parce que nit dina dem jékku nit. ñëw daan ko nga foog ne daf ko may te fekk dañ ko jékku. kooku bugg a xaru su daanu. donc réflexion la laaj. xalaat la laaj waxtaan la laaj. mais ñu ngi ci. et puis parce que ni nga waxee ne comme par exemple Dakar mu ngi wàññeeku. feneen dina wàññeeku. waaw Dakar moom gis naa mi ngi wàññeeku dina wàññeeku. parce que ñu ngi xam ñu ngi leen avertir yéen ñaar mbëri yi su ngeen bokkee dëkk. kenn mooy bindu parce que soo ñëwee bindu ku njëkk a ñëw moom la ñu bindu keneen ki kenn du la bindu parce que déjà yéen a bokk ne beneen dëkk. parce que loolu automatiquement. mun nga wax ne ñaari mbëri yooyu du ñu bëri. parce que gis naa sax beneen réflexe gis naa sax ne au niveau de Dakar. léegi sax bu ngeen bokkee gox dañ leen di teel a boole ndax xam nga bu nee ba jëm ay demi-finale finale fa lay gën a am importance te mbëri. non je suis désolé d'accord ma ak yow. Max ngeen bokk benn gox ñu teel leen boole. non ci appareillement bi amul loolu su ngeen waree boole. ñu boole leen. donc ba boobaa trucage moo ñëwaat. mais xam nga trucage da boo xamante ni moo gën a raisonnable que ñu bàyyi dem ba final kenn ki maye wala demi final parce que maye bi mbëri ñooy taxaw di ko wax président ñooy taxaw ne diw moo ma mayoon ak amateurs yi leen di topp gala bii ma mujj bëre diw ma mayoon dama koy bàyyi léegi may gi sax dañu lay bàyyi mu doon stratégie xam nga dañ la daan song doo bëre daanu mais da lay wax song ma rek danaa daanu amateurs yi ci kaw dañ koy wax mbëri toog di tekk ngembam ne diw moo ma mayoon dama koy may loolu bokkul ci lu day yàq mais ki ñu ci jàpp. waaw voilà surtout sanction yi ki ñu ci jàpp. waaw
sanction yi dina dal ci sa kaw. waaw parce que loolu moomul. mun la ko maye. dëgg la. nit moo organisé woo leen nga ñëw pour compétir. soo mënul compétir nga toog sa kër. mais am na loo fay maye. soo buggee maye nga toog sa kër. loolu moo gën a yomb. loolu leer na li may waxaat rek mooy ñu gis ne gala dafa tournoi lutte sans frappe bi dañoo demoon ci ay drapeau dem ba ay nag mise bi léegi dem ba ay 10 millions ay 3 millions lañ ngay wax yenn mbër yi parce que gis nañ ne ku ci mel ni rëg-rëg li ko bëre simple indil bëre dóor bi indi la ko gis nañ ko mel ni franc li ko bëre simple bi indi la bëre dóor bi indi la ko ku ci mel ni Serigne Ndiaye 2 tant d'autres ba ci ñoom dut saane yooyu ban conseil nga wax mbër yi parce que bu njëkk ba dañ ne xaalis bi rek fële la ne léegi nañ lañ ko mën a encadrer ba cachet yi gën a yokku ba mbër yi mën cee gën a gis seen bopp. cachet yi yokku na. parce que soo gisee promoteurs yu mag yëpp. ñëwaat saison bi passé pour organiser ay gala. te dañuy yokk seen kii mise. mbër yi ñooy am fayda ci seen bopp. xam ne su amee benn combat ci at bi. même pas 1 million. ci at bi mun nga bëre 4 compétitions. gagné 2 millions gagné 4 millions gagné 6 millions. xoolal loolu. soo ko évaluer nga xam ne te ci ngay ubbee compétition. donc lutte traditionnelle yaakaar naa képp ku nekk mbër bu ndaw. war nga ñëw mbër bu mag sax bu buggee Balla Gaye sax su buggee ñëwee ñu inscrire ko mu ñëw bëri ji. pourquoi pas. te ñu ngi xalaat su fekkee ne mbër yu mag yooyu ñëmante nañu seen biir. war nañu mën a def compétition. drapeau lutte traditionnelle via lu ñuy wax VIP. donc xam nga loolu combat yu neex la. ñoom Modou Lo ñoom Balla Gaye ñoom Gris Bordeaux. dañuy waxtaan ak xale yi ñu defal leen ay compétition ñoom. comme ñooy woote ay VIP. ñu bëri ay bëre simple. ñeneen ñi ne ci bëre door rawatina bëre simple rawatina promoteurs yi ñu ne Adrien Senghor di tëgg gaal gi di tëgg xëy na sax ku ne sa wërsëg ngay jël mais ñoom amateurs yi ñoo ma yebal bi ma ne yow laay dalal ne bu ngeen ko mënee di éviter ndax ñoom dañuy bëgg a seetaan te mbër yi bu ñu xaajee ténor yi bu ñu xamee ne diw fee la bindu te booba sax ñu ngi tudd arbitre yi mu leen lay wan ne làmb dafa doy waar parce que ne arbitre nit day xëy bii de 10 heures nga ne diw bindu na yow nga dem feneen est-ce que loolu yéen a ngi ciy xalaat. waaw ñu ngi koy xalaat mais yaakaar naa ne promoteurs yi ñoo war a waxtaan seen biir. promoteurs yi dañu war a bokk ndey bokk baay. suñu mànkoo dara ñu respecté ko. je pense que suñ ko defee. kenn su tëgg Adrien Senghor. bàyyi ku nekk terrain gaal gi bàyyi ko. ku tëgg Adrien Senghor. keneen ki tëgg gaal gi. keneen Adrien Senghor bàyyi ko gaal gi tëgg. donc mun nañu organiser wu. mais man en tant que président chargé de la lutte traditionnelle. développement lutte laa bëgg. Grand Yoff si tëgg. Diamaguène tëgg. Yoff tëgg. moo ma gënal. fépp ci gox yi yëpp. dama bëgg ñu organiser ay mbapat. lutte traditionnelle. waa jërëjëf fi may jeexalee ak yow ci lutte simple bi. te yow il faut nga dellu soit. continuer di organiser Thiarogne lutte traditionnelle dañu doon organiser lamb. waaw nit ñaa ngi ciy wax ak man. waaw nee nañ ma daal waaw gaaw leen ci. foog nga ñëw jar na sax ñu tuddee ko 72 heures. lutte simple nga teg bu ko defee ñu fàttalikuwaat mbapatu Max Mbargane. loolu ñëpp ak ma ciy interpellé. danaa ci bàyyi xel mais fi may jeexale rek mooy yaa jiite bëre bi àndul ak dóor ngeen di waajal tournoi CEDEAO tey c'est une première nga jiite kuréel gi war a organiser fan ngeen toll ci démarche yi ak organisation. fu ñu ci tollu. dans un premier temps. damay def appel. képp ku nekk promoteur. làmb. waxuma la lutte traditionnelle de. lutte frappe lutte traditionnelle lutte gréco-romaine partout. ñu ngi lay woo nga ñëw jàpp ci CEDEAO bi. CEDEAO bi Sénégal moo ko moom. ñu ñoo organiser. kon nag ku nekk daf ci war a dugal loxam. ku nekk daf war a dugal xam-xamam. kon nag ñëpp maa ngi leen di woo. ñu ñëw jàpp ci drapeau kii de la CEDEAO. yéen les communicateurs. yéen les journalistes. la presse écrite. ñu ngi leen di woo aussi ci seen rôle ngeen jàpp ci sensibiliser na ci. sensibiliser le Sénégal. pour ñu xam ne seen équipe bi mooy compétir. ngeen di waajal benn seen site. muy le CNG lancement bi kañ la. lancement bi je pense que du man maa la ko war a wax. man de xam naa ko ndax maa ngi woon ci waaw yaa ngi woon ci réunion ba. mais loolu dama koy bàyyi ak suma président Issa. léegi daal ci octobre Issa Ndiaye waaw damay bàyyi Issa Ndiaye. dugal ci ay mais sañ nga ne ci mois d'octobre. non bàyyi octobre lay doon daal bàyyi ma bàyyi ko ak le président Issa Ndiaye mu dugal ci yooyu. waaw. waaw baax parce que ku nekk dafa am cër boo xam ne. moo ko moom la géré. waaw moom loolu am na solo journée boo xamante ne damay lay laaj rek ci ñeenti combat yu mag yi fi am
Tapha Tine Boy Niang boo ci doon def jàngat lan ngay wax ñi lay seetaan ndax nag Manga du bëre simple def nga ko ba dégg ci daal yi bokk nga ci mbëri njëkk a tukki dem bitim réew expert làmb mais bëre door da nga cee def la ba doon roi des arènes Boy Niang Tapha Tine boo ci doon def analyse lan ngay wax ñi lay seetaan. Max j'aurais préféré nga xaar ba mu des une semaine. waaw pour mu ba nga woo ma ñu toog. fekk maa ngi jàngat mbër yi. maa ngi jàngat seen entraînement. maa ngi jàngat. ñu ngi préparé woo seen combat boobu. ma mun la wax ne attention. kii moo ëpp chance parce que nii la ëppee chance. léegi bàyyi naa analyse. xam nga fi ngay waxee bàyyi naa analyse. mais conseil ci nga am combat ñu reporté ko nga jàppaat date nan nga war a waajalee. nga naan analyse loolu ma tàggale yow ni nga ko waajalee day métti ci yow. waaw. il faut nga am gannaaw bu rëy. ndax combat bu ñuy renvoyé. moo gën a métti. dëgg la. da ngay jeeku dem ba ci diggante bi keneen ki jeeku donc moo gën a métti donc préparation bi et puis physique bi xam nga soo xasee nekk top niveau pour maintenir le top niveau il faut entraîneur bu am solo bu mun a xam loolu parce que je pense am na ñu xale yu bari avant combat da ngay nekk top niveau donc pour nga wàccaat day yomb waaw donc préparation la laaj ma gis yenn poids lourds yu bari il faut aussi moral bi baax moral bu baax. ma gis poids lourds yu bëri mobile ñu yow macha allah bi ngay bëri yaa moom sa yaram da nga mobile poids lourd lañ la mën a entraîner pour mën a nga mën a mobile boo bëggee déplacer boo mënee dem boo waree xaar boo waree replier ban liggéey nga war a liggéey pour mën a mobiler. non liggéey bu mu war a liggéey. je pense que comme ku am entraîneur. war na la xam ne. adversaire bi lii nga war a liggéey ak moom. kii lii nga war a liggéey ak moom. pour nga dem réussir à ci événement bi. et je pense que d'habitude. poids lourd. war nga di def corde lu bari. waaw corde loolu moo xam naa yow même tefes ga. waaw da nga daan corde yow corde moom yëmale woo ko saal. bàyyi yooyu ñu bàyyi ko entraîneur yi quoi ñu bañ a dugg seen domaine. merci. waaw loolu am na solo moo lay wane ñi ngi dalaloon le grand champion bu ko defee nag sa kàddu gu mujj ginnaaw bi ñu rafetloo invité la nga ñëw yow borom baax nga. di leen gërëm. di leen sant di leen ñaanal yàlla jàppale leen. di gërëm auditeurs yi yëpp. di gërëm askanu làmb yëpp. di gërëm le ministre des sports Mactar Ba comme ni ma ko waxee bu ma commencé. di gërëm moom président Bira Sène. ndax Bira ku joxe cër la. mais yéen loolu wax ngeen ne Matar Ba te Matar Ba ñenn ñi dañu day politique rek waaye day politique. Matar Ba lu mu def nekkul ci politique am na loo xam ne. mënul nekk politique. gars yi dañuy mu jógee fii dem non Matar Ba dem dimbali ji Mohamed Ali. ban politique la ma ko amal njëriñ. ci côté boobu ñu ko doxalinu làmb loolu moom sa njaboot la. waaw yow ñi nga jiite la dimbali loolu dañ koy rafetlu. te du kooku rek ñëpp lay dimbale. waaw ban politique day dimbale askan bi. day dimbale askan bi day jàppale askan bi. donc te loolu moo ko war. njaboot la mu xam ne njaboot la. ñu yéen ko mun ko yéenu ko nañ ko ñaanal yàlla. ah waaw yàlla na ko yàlla jàppale mais li may tëjee mooy ngeen def rapport seen saison moo gën a gàtt yéen a gën a yombi licence yéen a gën a yombale sanction financière bi ngeen doon def mbëri. Max sant yàlla rek. ngeen de non. sant yàlla dañuy tëj non sànni ma xeer kenn damay wax rek. non sant yàlla rek nit ñi dañ ko rafet la léegi ngeen def bilan kan moo leen poussé ci ngeen def bilan bi parce que am na ñu ma ci laaj parce que dama ko ma laaj mu ne ministre. Max lan moo tax ngeen def rapport ngeen def bilan fésal ko xalaat boobu kan loolu moo tax ngeen xalaat ko. kenn imposé wu ñu pour ñu def rapport bi. waa jeex na loolu dama ko dégg ko taxaw ci émission ne dañ leen ko imposé. kenn imposé wu ñu. pour ñu def bilan bi. te ñu baawoo ci suñu mission bi. ñu wax ne le comité directeur. su nekkee 2 fois dans l'année ou bien 3 fois dans l'année. dañuy toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ci wàllu làmb ak lépp ñu demee. dëgg la donc ñu nekk en fin d'année. am nañu droit woo askanu làmb toog ak ñoom wax leen ne làmb ji de nii la doxee am nañu problème yi am nañu mbégte yi am nañu lii loolu rek la waaw mais loolu c'est normal waaw mais loolu wax ko moo gën bañ koo wax waaw yaakaar naa loolu mais fa nga jëm man du ma fa jëm fa nga xalaat ne fa laa jëm jëw ma fa mais leeral kay xam nga ne yàqul dara et puis lu rafetlu la nit ñi dañ ko rafetlu parce que làmb yëfi ñëpp la ne ministre rek laay rendre compte loolu xel nanguwu ko
askan bi la ñu rendre compte. voilà waaw loolu am na solo léegi sa kàddu gu mujj. ginnaaw bañ jërëjëf rafetlu wala nga ñëw. di leen sant rek di ñaan yàlla jàppale ñu. ndax yëpp suñ la ko joxee. ndam nga ci bëgg. ndam léegi bala maa yegg foofu la seen date yi ñu ngi continuer di ko jël pour bëre simple bi wala déet. waaw daj ji waaw ku bëgg a jël date dem. ñu ngi dem di ko jël. waaw ñu ku bëgg a dem te nga bëgg a tëgg lamb. lu traditionnel bëgg a tëgg non ñëwal max. waaw am na promesse loolu defoon te gisuma ko ah. jeex na waaw fayal ba nga ñëw non ci lu damay tëgg maa nga ci loolu sax laa waaw. jeexale damay joxe rendez-vous. parce que dama foog ma doon promoteur. waaw di tëgg lamb comme ñëpp. waaw loolu ngay def loolu ngay def. waaw donc maa ngi leen di sant bu baax a baax. di gërëm kilifa ji. Sénégal 7 FM. ndax invitation bi dafa nekk lu rëy ci ñun. parce que loolu moo waral ñu di mun a waxtaan ak askan bi. askan bi xam ne. làmb demuñ ko jéegaane fen ñu ñoo ko moo suñu bopp. dëgg la di gërëm ñoo xam ne ñoo nekk suma wet. ñoom ñëpp di ma jàppale. di ma xelal. maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax. waa jërëjëf ñi ngi dalaloon Manga 2 roi des arènes champion bu mag macha allah nga xam ne def na ko ci réew mi moom làmb ci lay dox. wax naa ko bi may ubbi bi mu bàyyee bëre it bàyyiwul làmb ndax même école de lutte da ko teg ci ay loxo yu wér rawatina kenn rek laa ci tudd muy mbaartin di taxawu xale yi te saa wu la woowee téléphone boo defalee sa journée da lay wax yaa ngi tëgg làmb te boole woo ma ci samay xale dañoo war a bëre kon moo lay wane moom am na ñu ko doon jàppale ba mu def li mu war a def ak njàmbaaram ak jomam mais noonu ñu ko doon taxawoo mi ngi koy taxawu xale yi nga xam ne ñoom ñoo ne ci keppaaram ne ci école de lutte am kon noonu rek laa leen koy toppalee nee naa du ma fi dalal kenn ñu ne lu mu fiy def ndax même invité dañ leen di tànn bu ko defee ñu waxtaanee làmb lu ci rafet nag borom bi la lu ci ñaaw jaam yu xeebu ñoo bëggoon mu rafet wax naa ko man nee naa man du ma contre kenn mais léegi nag ma contre doxalin waaye yàlla def ci réew mu jàmm jërë ngeen jëf ba beneen yoon. merci. J'ai l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.